ngi leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi ak topp bi waaye itam am nañu mbégte bànneex janoog yéen ci seen site internet senegal7.com. tey jii nag ñuy door ab émission bu yees boo xam ne concept bi mooy wax dëgg ndem dañoo bëgg a wax dëgg te dëgg dafa tumuranke ci réew mi ñu dalal fi koo xam ne moom wax dëgg yitteel na ko ñor na ko lool ndax koo xam moom xam na ko ci franchise ak koo xam ne day assumer li nga xam ne mooy ay position am kookee di Gaston Mbengue nekk promoteur de lutte nekk homme d'affaires nekk politicien nekk football nekk ñu dalal la. kaar ci bala man dëgg gi may jëkk a wax mooy nan ma indil butéelu ndoxu kireen bu tàng bu seddul. bu seddul waaw soo invité nit da nga koy jox butéelu ndox sax. ay lii lu mu doon. hostilité yi teel na. du hostilité dama wax dëgg rek. comme wax dëgg la ñu wax. comme wax dëgg la ñu wax. mais noo gisee concept wax dëgg ci réew mi ak fi réew mi toll. mais wax dëgg rek la yàlla bëgg. moo tax seen concept bi fexe leen rek bay comme yéen a ko créé. di ci wax dëgg. loolu la ñu tax a jóg de. waaw di ci wax dëgg. lu waaye di wuyoo kay da koy niroo. voilà fexe leen ba nuru ko. moo ñu tax a jóg de. waaw yàlla na leen ci yàlla jàppale boobu ba ngeen nuru ko. amiin parce que mën ngaa créer dara te doo ko dundee. moom la ñu fas yéene. waaw kon waaye yow tam ndax pare nga pour wax dëgg ci li ñuy laaj ak li ñuy tontu. ci émission bi lépp loo xam ni dëgg la rek. loo dëgg guy defar réew mi. pare naa pour wax. mais dëgg goo xam ni dañ la ko bëgg a imposer mu wóor ni xëy na lu dëgg sax mais dañ laa bëgg a dugal ci gaamu ay naafeq ak yooyu kooku ànduma ci loolu. ñu door nag ci lenn loo xam ne moom wax ci dëgg dafa jot muy feebar bi Covid 19 bi. waaw mu ngi fii 3e vague bi ravage yi kenn xamul lan la. mais est-ce que am nga yàqin que ne chiffres yi ñuy joxe ci presse bi mooy chiffres yi méngoo ak ñi feebar ak ñi fi ñàkk seen bakkan. non xam naa ni. man li ma mën a gëm rek parce que dama am gëm-gëm am confiance ci sama santé réew am confiance ci samay autorité réew comme lii man jànguma ko xaw ma ko awma possibilité pour def évaluation bi leen ma mën a wax rek laa mën a gëm du ma ci jéem a weddi dara du ma ci jéem a gëstu loo xam ni ak di dingat parce que soo jéemee diingat rek da ngay teggi charte wax dëgg. mais am nañu droit gëstu quand même. waaw am ngeen lëj mët waaw soo gëstoo ba ñëw. ni lii maa ko gëstu. lii laa gis nga wax ko su boobaa dana la ci mën a wax mais loo xam ni gëstuwoo ko man gëstuwuma ko mënuma cee wax loolu jox confiance les autorités sanitaires. mais mën nga wax ci ne politique bi état bi mëne pour xeex feebar bi dafa lajj et que mësuñoo am benn plan de guerre carrément bu strict ngir mën a vaincre maladie bi. parce que mësuñoo am feebar bu mel nii mësuñoo affronter. lii daf nu jóge kaw bett àddina bett nu ñun ñëpp état bi it def na ci li mu mën lépp. damay toog bërki démb jaar dalal jàmm di xool matériel ba fa nekk lépp ma ne xaw ma de lii day am nañ ko ndax Covid. mais ragal naa ni après Covid yàlla may nu jàmm ñëpp wér. soobee yàlla ragal naa ni dootuñu amati soxla sax ci transférer suñuy malade à l'étranger parce que matériel bi mat na li jàmm ji nag mooy yàlla nañu yàlla may jàppalenu ba mu am entretien bu baax. parce que Sénégal question d'entretien la am. problème entretien mais matériel bi wàcc ci biir réew mi ci matérielu santé. parce que Covid bi dafa bari feebar bi bari hôpitaux yi fees kër yi fees état bi dugal na fi matériel bu bari donc matul nag parce que kenn mënul la matale mais tey par rapport ak démb bi nga xam ne feebar bi amagu fi amul woon sax 1/10 matériel boobu. man matériel bi ngay wax xanaa Togo la wàcc mais du Sénégal fii non Togo la parce que kaay ma suñu jógee fii ma yóbbu la ñu testé la léegi suñu la testé ba pare soo positifé soo duggee foofu da nga xam ne matériel xanaa loolu nga ma yéene nag yéenewuma la ko man lu may positif non parce que sooy doo ma bàyyi ma négatif rek non xamoo la jot ndax testé boobu sooy diingat bay diingat ñi feebar wala diingat ay dee kay ñu dem nga gisal sa bopp suñu jógee fii léegi soo bëggee ma dugal sama oto ñu dem nga xoolal sa bopp man de am na ay vidéo yu ma jot ci dalal jàmm boobu ngay tagg non tagguma santé en général la waaw mais da nga préciser ba ne ma matériel bi wàcc dalal jàmm ak hôpital principal ak Fann ak yëpp
oui non balaa ñoo yegg fan dalal jàmm am na sama benn xame bu fa entré jamono ji ci Covid bi la mu fa filmé ci ñàkk a set loolu rek feebar na doomu aadama la mu ñàkk a set ci locaux yi loolu c'est pas vrai man naa la envoyé vidéo non dama ni lu bon bokku ca wax dëgg la ñu non wax dama ni lu bon ku mu neex nga jéem ko génne mais dalal jàmm man dama toog honnêtement entre nous ma dugg foofu ni lu mel nii man dafa naa ne amul ci réew mi lu sete nii parce que tey am na ñoo xam ne am na ay autorités yu dugg hôpital parce que autorités yëpp ñu bëree nga fa waaw parce que léegi transfert étranger yombatul non ils sont obligés ñu toog fii transfert nii étranger yombatul comme tu dis mais tey li nu am ñoom nee nañu daan nañu faju ji mais état bi nu gis fii daawuñu ko fekk sax fan daan fayee xaalis te fii fayuñu dara waaw ci dalal jàmm bi ma gis dalal jàmm ak principal nga xam ne pour oxygène sax nit ñi am ko mënuñ koo am ba nit ñi dañuy dee ci couloir yi mais non parce que oxygène bi wax naa ko ci benn télévision il faut ñu dugal solidarité entre nous ñu feebar dañoo bari oxygène bi li ñu ci soxla dafa bari ñu ngi def ba nga xam ne léeg-léeg mu manqué mais nit ñi ñu ngi jaay ay rétracteurs d'oxygène ñu ku yàlla dimbali muy man di keneen su la yàlla dimbali la nga naroon na demee di ko demee ci ay xawaare ay làmb ay ñu lay tuddee kii ay loolu wax ko waa gouvernement bi ndax ñoom la ñuy parrainé non ak ñëpp waa gouvernement bi am nañ ci nekkoon nekkatuñ sax am na ñoo xam ne tey kuñ ci suñu amee meeting danañu ci dépenser des dizaines de millions ñooñu laa ni politique nañ ko fàtte muy pouvoir di opposition talatuñu politique tey feebar bi lan tal ku ci yàlla suturaal ku ci yàlla baaxee dara demal nga jënd su dee benn ba ñaar ba fukk soo ko mënee ay rétracteurs d'oxygène 1,2 million lay jar nga yóbbu ko ci hôpitaux yi mu ngi mel ni maye deret ñooyam da nga faj ñu bëri man nga ko yóbbu sax ca kenn du ko yëg parce que tey suñu woon meeting nga dépensé ay dizaines de millions suñu la tuddee woon sabar wala soirée nga def ci xaalis loolu tey xewi na feebar bi moo xew ku yàlla jàppale jéem cee jënd nga yóbbu ko foofa nga mayee ko hôpital bi parce que hôpital bi oxygène baa nga fa mais doyul moom mais bu ne rek na état tout le temps état d'accord war nañ def lépp waruñu sax tayel lu nu mën war nañ ko def mais on est un petit état et que mënuñu lépp non duñu petit état parce que dem nañ ba 4 000 milliards waaw kon di waaj a yegg 5 000 milliards mais loolu du dara par rapport ak feebar bi ak dee yi fi am du dara par rapport ak ay 10 000 milliards nan bàyyi di raisonner en termes d'argent li ñuy raisonner mooy jéem a seet nunu solidaire pour fexe ba feebar bi wàññeeku fi jóge fi complètement sax day wàññeeku ñi dee yàlla xare leen àjjana. waaw mais ndax yaakaar nga ni une politique de santé sérieuse comme ni ñu koy incarner mun nañu permettre ne moins de 100 lits la ñu am ci réanimation 16 millions d'habitants. non mais pas. kon 200 personnes bu ñu nekkoon centre de santé non attends par centre de santé la centre de santé yeeg hôpitaux yi. boo leen dajalee au plan national laa lay wax non c'est pas vrai ku la wax loolu amul. on a plus que dalal jàmm gi ñu jël exemple rek. lépp 100 lits mu nga foofu. réanimation laa la wax de mais ak réanimation yëpp mais c'est-à-dire affaire la bu ñu jëlee kaw mu bett mu. bu nit ñi subir di souffrir réew mi souffrir nit ñi xalaat seen i mbokk ngeen leen di toog ci seen télévision rek bëgg yokkal nit ñi coono àddina. yéen mën ngeen a rey sax nit yéen ay assassin ngeen. si mën ngeen a rey sax nit. seen émission yi da ngeen ko war a teg tey ci wax dëgg rek wax dëgg mais wax dëgg goo xam ni day faj wax dëgg goo xam ni day faj day soulager nit ñi ci thérapie nga ñuy wooy waaw ñu doon ay thérapeute non oui voilà di soulager nit ñi bañ di tiital nit pour xeex dara wala pour mais wax dëgg ci wala pour wut buzz non wax dëgg la ñuy def de non wax dëgg d'accord mais wax dëgg weesuwul toog di jéem a soulager les malades di jéem a soulager ñi nga xam ne eggaguñu hôpital ñu ngi seen kër yi mais peut-être que positif nanu ñu leen di jéem a soulager bañ di jéem a tiitalaate wuñ te yéen bala ngeen daam lu leen neex rek ngeen tagalu taxaw di tiitalaate waaw tiitalaate bàyyi leen tiitalaate waaw léegi ñu ñëw ci variant delta bi boobu bettul kenn
ba mu commencé ca Inde ñu ngi koy gis muy def trace di dugg di même bu dugg njëkk bi ba mu commencé ñu ngi ko doon gis. kon tey premier nga xam jour ne ba mu kon amee faay dafa am. premier jour ba mu amee. ñëpp dañoo wax président Macky Sall na jëli étudiants yi. booba kenn xamul lu xew parce que ñun dañoo bëgg a diingatanteeg weddente na jëli 7 étudiants yi fa nekk na nangam su doon doomam mu jëli ko tel. moo tax tubaab dugal na ko fi. waaw français gis nga ni mu mujjee. tey affaire bi ñëwaat na. léegi sénégalais dugaloon ko fi ak tubaab dugal ko fi. ban moo gën a seet non sénégalais tubaab ak ñëpp ay nit lañu. feebar bi daf fi dugg yàllaa ko fi dugal. feebar bi duggul Sénégal rek àddina la lëmbale. àddina la lëmbale que tubaab baak naar baak wolof beeg dugal ko fi c'est pas ça le problème mooy dafa lëmbale àddina nañ jéem a seet nu yëwanantee nu sunu xol yi rafete ñu yéenante jàmm pour liy jóge fi. ñu jàll ci leneen mu di ministère de la santé xam naa mu ci duggaatee nga ruube waat ma xam naa rek tegaat ma ci sama ànd mais garaawul. non man du ma ruube kenn damay wax dëgg rek. mais Abdoulaye Diouf Sarr ci période pandémie bi est-ce que gisoo ne taaru management am dafa gën a feeñ gis nañ docteur Aloyse dem ñu pare docteur Bousso dem en pleine guerre ay soldats di génn ci barque bi est-ce que du capitaine bi moo am problème ci ni muy diriger. non amul problème capitaine bi ni muy diriger capitaine bi du médecin. c'est un administrateur. di administrer affaire bi tey médecin yi kenn warul a faillir kenn warul a démissionner kenn warul a dem nan xaar. ba liy jóge fi ba évaluation jot kuy évaluer nga évaluer kuy dem mooy sufi dem. mais fi ñu toll c'est pas le moment de partir c'est pas le moment. di wax ni kii moo ma def lii wala kii moo ma tooñ. ah mais ñii dem nag ci moment bi. mais man te nekk ay éléments clés dispositifs bi. mais yéen a ko tuddee dem sax. yéen a ko tuddee. ah lu ñu def dañoo toog. non yéen a ko tuddee dem. yéen ku bouger sax wala nga déplacer sax ngeen yéen a bëggul jàmm. ngir yàlla wut leen jàmm. léegi ñii dem ñun ñoo leen yóbbu. dama ni wut leen jàmm. Covid bii man ngaa fii ñuy toogee waxtaan man noo yóbbu ñu ñaar yëpp. ay yéen ci yàlla musal. amiin mais man nañ wut jàmm. yéene nit ñi jàmm. te bañ di créer. ba ñeme woo wax ci Diouf Sarr daal. ay musiba non aw ma lu ma ci wax. c'est une autorité. mi ngi liggéey boobu ba tey depuis 1 an et demi ñoom taluñu dara lu affaire Covid bi ku leen mën la ni jaajëf jaaraama ba lii passé réunion de critique day am ci lépp. évaluation day am ci lépp mais nan fekk ñu tal ko mais en pleine pandémie ñii di dee ñii di feebar ñuy seet ay ñu ko bëgg a def évaluation wala bëgg di commencer di critiquer ak di ŋàññi ay nit. man nekkuma man boobu genre. au moment où des Sénégalais ñu ngi dee. ñu ngi subir loolu war a tax ñu tey loolu war a tax ñu tey guerre bi ci kaw ñoom ñu ngi koy subir ñoom. loolu war a tax ñu tey parce que sénégalais yi ñu ngi dee. autorité yaa ngi dee. baadoola yaa ngi dee. ñi am a ngi dee ñi ñàkk a ngi dee. ñëpp a ngi dee. Covid bi moom xàmmeewul kenn. donc bu ci profité pour di jéem a ŋàññi ay nit. man nekkuma ci boobu tuuti ma xam nga kenn dàquma ŋàññi. kenn dàquma critiquer mais ci moomam. actuellement man dama ni politiciens yi sax nan bàyyi politique bi tal feebar bi. xanaa kon tournée économique yi bi ñu koy def. non da nga demoon vacances ne woo fi woon déggoo li ma wax. tey politiciens yi tey normalement dañu war a suspendre sax parti politique yëpp muy APR ak ñëpp. ah tout dañu ko war a suspendre. pour bàyyeeku ci affaire feebar bi. te ñu jëm ci local yi ak ouverture inscription yi tey la sax di. non yooyu yëpp baax na. tey lañ ubbi liste yi mais yooyu yëpp baax na. ubbi liste yi liste yéen ubbi ci armeel yi ëpp. nan tal liste armeel yi. tey local baax na présidentiel baax na lépp baax na mais na fekk ñu tal ko. tey priorité bi mooy ñu faj nit ñi du moins man loolu la xalaat. en attendant ñu wax ci leneen. ah xam naa ne moom boobu dina la ñor mais xam mars moom li fi am à toute chose malheur est bon wax nañ ko sànq. Événement mars yi jur na dara de. lu mu jur. le retour de Gaston dans l'arène. alhamdulilah kon. ndax gis naa ne président bi bu defee discours dani j'ai compris. mais compréhension mooy dinaa leen may divertissement. di ngeen fecc di ngeen taaxuraan di ngeen wëy ndax xam naa loolu ngeen manqué. moom waxul loolu de. man ci li ma gis ci doxalinam nga gis parce que yow. ci doxalinam sa gis toujours nga gis juum
gis nga ba àgg ba Touba sax gis fa juum. déggal lii waaw déggal lii. waaw yow daal noonu ngay tontu. waaw noonu lay tontoo kay. te ci wax dëgg la ñu nekk. waaw juum ci dëgg loolu dëgg la. nañu ku dul juum amul. nañu dem. président mi comprendre loolu dooree na ko ci ay tournée économique. mbaboor mi topp ko ak riir mi. ku mel ni Gaston nga xam ne collaborateur directam la. koo xam ne bu sañoon mu toog fi ba 2080. mu daal ne ko ba fa ko yàlla yemale rek. mu daal ne ko kaay. ba fa ko yàlla yemale rek. ba fa ko yàlla moo ko fi teg. bi muy ñëw ñu ko dàq politique jiitu woon ko ëpp ko carrière politique rek a fi nekkoon. loolu dëgg la. mais yàlla moo ni ko ni coppet indi teg ko fi. kon ñun suñuy contre nan contre yàlla bu ñu contre Macky Sall. nan contre yàlla mi ko fi teg. mais en attendant ñu wax ci lim fiy def rek. waaw lim fiy def waaw mu woo Gaston. daal de ko Gaston nag kaay ma jox la 80 milliards nga dem def les grandes